tey nag live bi day porté ci ñaari points yi nga xam ne dafa xaw a occuper aujourd'hui la scène sénégalaise. Benn bi ci njëkk bi mooy mbirum prix mi nga xam ne moom nañu jox Lions yi gannaaw ba ñu jógee Cameroun ak ndam lu rëy loolu. Beneen bi mooy concerné li nga xam ne mooy question Casamance bi nga xam ne jamono yi dafa am ay nit xam ne amuñu benn intérêt lu dul gis rek képp ku dëkk ca région boobu wala doon fa bokk ci xeetu joolaa rek soo waxee wala waxoo sax ñu jiiñ la ne la séparatiste nga wala MFDC nga bokk. Donc ñaari question yooyu daal laa ne woon tey ji ñaari sujet yooyu laa ne woon naa ci waxtaan. Voilà donc gannaaw bi ñu gërëmee équipe nationale du Sénégal ci ndam lu rëy li nga xam ne indil nañ ko Sénégal wax fa dëgg yàlla di rafetlu également lii nga xam ne président de la République décidé na ko maanaam ne da leen di teral askanu Sénégal yëpp ànd ci fii ci biir réew bi ak bitim réew ñu nag yeewu comme Sénégal loo gis rek lu ñu ciy def rek lu xalaat baax rek ay mbirum wuro jëkki mbirum tappale du ci ñàkk waaw dañ yeewu nag gannaaw bi président ne ñii nga xam ne ñooy Lions yi ak seen staff dana leen jox ku ci nekk 10 millions jox leen terrain fii ci Dakar ak fële ca Diamniadio dañuy gis nag ay nit yi nga xam ne dañuy dégg ni que ñooñu bokk nañu ci bénéficiaires yi loolu indi nag commencé indi jiixi jaaxa parce que lu mel ni fédération sénégalaise bu ñu nee 3e vice-président ak 5e vice-président bokkuñu ci prime yi joxuñu leen ko te ñii nga xam ne moo xam ay ministre nañu wala ñii garde corps président fédération ñu jox leen ay prime donc ça veut dire que y a un sérieux problème dans ce pays waaw il faut que nag ñu mën a xam lan nañu bëgg def ci sunu Sénégal wi bu président amee xel bu rafet xalaat bu rafet ne day sargal ñi nga xam ne ñoo demoon football indi ñu ndam bi pourquoi yenn samba boy yi bëgg ci profito pour dugal seeni mbokk wala digal seeni am di jàmm loolu doon na la nga xam ne day indi des situations inconfortables c'est-à-dire day xajamal sax geste bi nga xam ne président moom la def te voilà parce que amul fenn ci askanu si fenn ci monde bi foo déggee ni ministre laal na prime ministre du laal prime parce que ministre dayoo gi mu am ci réew prime warul doon la nga xam ne ministre da koy laal ministre ay indemnité la war a am buy tukki dañ ko koy jox bu génn ci wàllu mission ba nga xam ne Sénégal la fay teewal dañ koy jox li ñuy wax ay indemnité waaye prime ministre rang wu ministre dayoo ministre mënul ànd ak prime yooyu nag boo ko déggee ba mu indi coow c'est parce que dafa am ña nga xam ne yelloowuñu ko mooy ñii ma wax parce que bu ñuy wax mbirum délégation officielle je crois que bu ñu joxee président fédération bay jox garde corps am wax fa dëgg yàlla kii di 3e vice président ak 5e vice président je crois que ñoo gën a yelloo garde corps parce que garde corps président fédération ci sama yaakaar bu gàtt buy ànd ak président fédération du fédération wala état du Sénégal moo koy fay waaw loolu il faut nit ñi xam ko mooy benn ñaar mooy mbirum terrain yi nga xam ne moom nañu war a jox Lions yi tey ñi nga xam ne ñooy enseignants yi ñi ngi nii di grève depuis ay at di laajte ay yokkuteef ci mbirum indemnité de logement am na fi ay sénégalais yi nga xam ne dans le programme mu 100 000 logements ñi ngi toog fii ba tey jii dëkk dans une précarité totale ñu jël ay terrain yi nga xam ne bu ñu yemoon rek ci joueurs yi équipe nationale ak seen staff wax fa dëgg yàlla benn sénégalais du wax waaye ñañ ko bëgg a jox ñeneen ñi ma wax mooy ñi nga xam ne dañ leen jox ay prime te amuñu ci droit ñii nga xam ne
nañu war a jox terrain yi également te amuñu ci droit loolu moo nar a xajamal geste bi nga xam ne président de la république def na ko. donc ñun Sénégal il faut que ñu mën a xam ràññale lan mooy chose publique li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk dafa waxtu séddoo bu jotee nañu fexe ba képp ku ci am wàll na jël wàllam bàyyi di xeex bàyyi di parparloo bàyyi di indi ay ruubeeki yooyu loolu mënul defar réew waaw président nag ñii nga xam ne la jël prime yooyu jox leen ko te yelloowuñu ko na ko président nangu bu leen joxe ay terrain na ko nangu am na ñu ko gën a yelloo ci dëkk bi ñu jox leen ko loolu mooy premier point bi bu ñu ci jógee daal di ñëw ci deuxième point bi voilà donc deuxième point bi ma doon wax mooy mbirum Casamance doon na sujet bi nga xam ne dafa nekk sujet bu douloureux épineux pour nit wax ci parce que lii nga xam ne moo xew Casamance depuis 1982 lu mu metti ñii nga xam ne ñoo dëkk ca gox boobu di Casamance ñooñu la gën a metti waaw ñu seetlu nag gannaaw ay at ba ñu gisee ni que yenn discours yi fi doon am daloon na tuuti mais dañu seetlu fan yi ba gannaaw bi nga xam ne ay soldaaru Sénégal yi ñu yónnee woon mission fële ca Gambie dañu amoon affrontement yu ñu doon def ak rebelle MFDC yi bañ ci téye juróom-ñaar daal di ci boom ñaar boobu ak léegi nag dafa am benn discours bi nga xam ne un discours séditieux un discours extrêmement dangereux et dérapant bi nga xam ne dañ ko seetlu actuellement ci askan Sénégal mooy discours boobu dafa commencer di menacer sax cohésion nationale te li ci gën a garaaw du ay nit yu benn Pape Sané bu simple wala benn diw bu simple moo ci wax ay ancien ministre ay hauts responsable ngay dégg tey jii ñuy jël cette question là maanaam di méngale képp ka nga xam ne da nga fa dëkk Casamance wala nga bokk ci xeetu joolaa rek ñu jàppee la ni que yow da nga bokk MFDC wala da nga nekk séparatiste loolu nag c'est des faits extrêmement dangereux présidentielle 2019 kii di député Moustapha Cissé Lo fii la taxaw daal di ne fang ne ñii di jàppale Ousmane Sonko yëpp ay rebelle nañu ba tey ji yoon waxu ci dara kenn waxu ci dara fee yi ni mel nag moo nekk tey jii di jël ay dimensions extrêmement grave man mi toog naa ci plateau fii Walfadjri am benn responsable un haut responsable d'un ministère bu ñu invité woon fii tag waa ji ñëw taxaw xool ma dans le blanc des yeux pour ma taxer de séparatiste waaye yaakaar naa ba muy deewati dootu ko defati mais nag li gën a yéeme ancien ministre d'État moom nañu gis ay capture d'écran ay commentaires yu mu def ci Facebook gannaaw bu benn sénégalais génnee xalaatam publier di laaj pourquoi Guy Marius Sagna du wax ci mbirum Casamance di wax ci mbirum rébellion bi ñu nangul ko parce que Facebook espace de liberté la ku ci nekk am nga droit bind wala wax li ngay wax laajte li ngay laajte mais la ñu mënul comprendre nangu ko mooy la nga xam ne ka nga xam ne ministre d'État la woon fii ci nguuru Sénégal ci nguuru Abdoulaye Wade mën a génn daa di am sañ-sañ ne joolaa yi duñu mus a wax duñu mus a condamné lii nga xam ne moo xew Casamance kooku dafa xamul lu bëri man dama yaakaar ni que kooku parcours bi mu doota def ci administration sénégalaise ak parcours politique bi mu def yaakaar naa dafa am lu bëri lu ko réer yooyu nag genre stigmatisation yooyu genre attaque yooyu il faut que justice sénégalaise taxaw ci parce que nag pour des gains politiques wala pour plaire au prince ay nit di jóg bëgg askan lëmb di leen dëkkale fu ñu dëkkul alors que boo demee seeni gox ñoom ñoo gën a nekk en insécurité que fële Casamance bi ñuy dingat wax fa dëgg yàlla y a un problème kooku di wax Kaffrine nga mu dëkk fa nañu boomee ca Koupentoum
kii nga xam ne moo doon adjudant chef major Tamsir Sané bu gendarmerie waaw te yaakaar naa Casamance bii mu commencé dal ba léegi kenn déggu fa yi nu mel donc il faut que les gens sachent raison garder lii nga xam ne moom la Sénégalais di dund te mu xew fële ca Casamance dama ne amul benn Sénégalais bu mu neex surtout naa Casamance yi nga xam ne ñoom ñoo koy dund di ko dund ñàkk ci seen mbokk ñu tëj ci seen i ndey tëj ci seen i baay tëj ci seen i papa ñi am na ñi nga xam ne xamatuñu seen néewu papa wala seen néewu yaay xamuñu sax xamuñu fu ñu leen jenc ñooñu lu ñu dund ci crise bi amul benn Sénégalais bu ko dund donc nag mënuñu toog nangu nekk ay porteurs de voix nekk ay nit yi nga xam ne dañuy nekk ci dëkk bi am fi baat bëgg nag salfaañee ce précaire équilibre là parce que bëgg nañu xëy na ñu nommer leen lii wala ñu jox leen lii duñ ko nangu te ñi ni men dañ leen war a dénoncer au-delà de dénoncer dañ leen war a topp ci yoon parce que ñooñu ce sont des fossoyeurs de la paix ñooñu ils sont néfastes pour la République ñooñu defar lu ñu jàppalewuñu Macky Sall jàppalewuñu nguuru Macky Sall jàppalewuñu Sénégal ñooñu seen standing bopp nañuy wër parce que nit ki nag boo toogee sa àddina yëpp musoo fa nga ràññalee sa bopp rek mooy fa nga nekkee ministre foog nga ne boo ko nekkatul rek sa àddina day tukki te war na la jaral lu nekk lii nag moo doon un cri du cœur bi nga xam ne dama ne dinaa ko lancer parce que nag il faut que ñu comprendre que Casamance boobu effectivement metti na pour tout le Sénégal metti na pour askan bi fa nekk les populations yi fa nekk ñoom rek la mën a wax lañ doon dund suñ demee ba nag lu mel ni accalmie bi am fa ba nit ñi di jóg di doxi seen soxla di dem di dikk dama ne duñu nangu ñu mel nii ñëw di ko yàq moo tax ma ne il faut que mu am une large synergie pour que yi ni mel nañ ko dénoncer ba pare ñii koy def ñu topp leen ci yoon parce que ñii ils représentent un danger pour la République et pour la cohésion nationale lii laa ne woon dinaa ko waxtaanee di leen jaajëfal et puis dafa ñaaw askanoo benn dëkk rek lépp lu bon lu nit xalaat rek jël ko tibb ko teg ko sa kaw te askanam gënu la loolu nag la ñu bëgg mu dakk may woote l'ensemble des Sénégalais waxuma Casamance yi waxuma Ziguinchor waaye dama ne l'ensemble des Sénégalais parce que nag on est un peuple un but une foi mooy ñu boole ñun suñuy doole boole suñuy naqar ñu mel nii bu ñuy waxati ñu topp leen teg leen ci yoon jël daan yu sàpp teg leen ko parce que ñii ku leen bàyyi ñu taal dëkk bi pour seen intérêt personnel ma delluwaat di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci fan yi ci beneen direct incha allah rabbi bu wax ji dëngee ñi ngi jéggalu bu wax ji ñagasee ñi ngi jéggalu mais dadine rek sujet bi moo metti wax ji moo metti saaga yi moo metti xalab bi moo metti te lii rek nañ ko mën a fajee waaw jaajëf di leen jox dig daje beneen yoon incha allah rabbi